ni nee naa ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi. kooku suñu sponsor leader bergerie Massalikul Jinaan bergerie boobu nga xam ne foofu la champion bu mag bi nekk di atomique kenn dootu ko présenté ci axlu élevage bi atomique mooy doomu bâtonnier nekk doomu cristal nekk doomu joni bâtonnier ku ne xam ne doomu lingeer la at Masisara ndaanaan boobu nga xam ne kuy wër wàllu production xar bu mun a jur xar bu am maturation demal ca Parcelles Assainies cité Soprim boo fa taxawee en face police parcelle rek boo wootee ñu dugal la ci biir àndaat ak suñu sponsor bu bees bi nga xam ne mooy bergerie Baye Cheikh at ndaanaan bu mag boobu di Mazor. salaamaaleykum mbokki Girel family mbokki éleveurs yi yéen ñiy bëggee di safoo Girel TV tey Bamba Ndofane Bamba mu Serigne Saliou ci kaddu gi tey équipe bu Girel TV moo ànd ak Girel family Facebook YouTube ak Instagram ànd ak suñu sponsor leader bergerie Massalikul Jinaan nekk fee sa Parcelles Assainies cité Soprim tey ñoo ñëw fii ci Petit Mbao buñ ne Petit Mbao nag xel yëpp daj bergerie bu mag boobu di bergerie Baye Cheikh waaye buñ ne bergerie Baye Cheikh xel yëpp daj ndaanaan bu mag boobu di Balla Gadiaga tey Girel TV ñëw fii ci Petit Mbao war leen présenter bergerie Baye Cheikh qualité xar yi fi nekk bergerie Baye Cheikh ci maal bu mag boobu champion bu mag boobu nga xam ne mooy Mazor at Boy Nas Pape Mbodj at Ando yi gars yi ñu ànd rek daw dugg ci biir fekk fa champion bi di Balla Gadiaga. asalaamaaleykum fii mooy bergerie Baye Cheikh Petit Mbao waaw Petit Mbao waaw. ki kan la grand Balla. ñu ngi lay ziar bu wér. amin mbaa yaa ngi si jàmm. naka waa Petit Mbao. mbaa yéen a ngi si jàmm bu baax. naka waa bergerie Baye Cheikh. macha allah. kooku suñu sponsor leader bergerie Massalikul Jinaan bergerie boobu nga xam ne foofu la champion bu mag bi nekk di atomique kenn dootu ko présenté ci axlu élevage bi atomique mooy doomu bâtonnier nekk doomu cristal nekk doomu joni bâtonnier ku ne xam ne doomu lingeer la at Masisara ndaanaan boobu nga xam ne kuy wër wàllu production xar bu mun a jur xar bu am maturation demal ca Parcelles Assainies cité Soprim boo fa taxawee en face police parcelle rek boo wootee ñu dugal la ci biir àndaat ak suñu sponsor bu bees bi nga xam ne mooy bergerie Baye Cheikh at ndaanaan bu mag boobu di Mazor. salaamaaleykum mbokki éleveurs yi yéen ñiy bëggee di safoo Girel TV ànd ak Girel family Facebook YouTube Instagram tey comme ni ñu leen ko waxee rek ànd ak suñu sponsor leader bergerie Massalikul Jinaan waaye àndaat ak suñu sponsor bu bees bii nga xam ne mooy bergerie Baye Cheikh at ndaanaan bu mag boobu di Mazor. tey ñoo ngi fii ci Petit Mbao war a jàkkaarloog suñu mag suñu xarit suñu grand borom xolu jamaa bi sax lañ koy tuddee ci élevage bi muy champion Balla ñoo ngi lay ziar bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Girel TV maa ngi leen nuyu di leen ziar bu baax sëñ Bamba ñu ngi ziar rek maa ngi nuyu waa Sénégal ñëpp di nuyu ahlu élevage yëpp di leen wax ne am naa mbégte lool macha allah ci dalal leen fii nii ci bergerie Baye Cheikh nga xam ne mooy bergerie askan wi rawatina bergerie tout tànk yi. macha allah tey comme ni mu ko waxee rek champion Balla bergerie Baye Cheikh ñu koy askanale bergerie tout tànk yi tey comme ni ñu koy waxee ci olof rek daanaka ndaw ñu bari fii la ñuy jàngee yéeg tey ñu bëggoon a xam rek bergerie Baye Cheikh moom ndax duñ fi yàgg tey li ñu gën a intéressé mooy xar yi nekk biir bergerie Baye Cheikh ndax ku ne xam na palmarèsu Balla waaye ñu bëggoon a xam rek bergerie Baye Cheikh ñaata at la amagum ci càmm gi loolu lañ bëggoon a xam. merci Mame Bamba donc bergerie Baye Cheikh bientôt mu am 5 ans ci càmm gi ñu ngi ci dugal juillet 2016 donc au mois de juillet incha allah lañ ci def 5 ans bu soobee yàlla. macha allah tey bergerie Baye Cheikh 5 ans ci élevage bi ñu ñëw fekk fi xeetu ndaanaanu xar yi nga xam ne ñoo fi nekk. waxuma la famille yi mais maal yi. te tey ku ne élevage ne base de famille. mais xeetu famille yi ñu fi fekk tey base de famille boo xam ne nit liggéey ko ci 10 ans yombul ci élevage bi tey ñu fekk ko fii ci bergerie Baye Cheikh ci 5 ans tey secret boobu lan moo ko waral. merci Mame Bamba donc comme li moom habitude di wax rek. élevage am na secret mais bëriwul secret donc tey comme li ñuy wax ku wax élevage di nga wax base de femelle bu wóor donc tey bu ñëwee bergerie Baye Cheikh fekk base de femelle bu mel nii élevage yëpp nangul ko dara waral ko loolu bi ñuy commencé suñu élevage dañoo jënd femelle yu wóor bokk fu wóor ba pare ñoom seen jëm bopp boo leen xoolee ñu dal sa xel ñu jël ay mâles yu baax teg ko ci ñoom bi ñu juree ay doom yu jigéen ñu comparé seen yaay yi ak seen doom bi seen doom yi am 8 mois ñoo xam ne ñii ñoo mën seen yaay ñu génne yenn ci yaay téye am ñi nga xam ne ñoom lañu juddulu mais teewul nag am na ci famille yoo xam ne ñoom lañ commencé jusqu'à présent ñu ngi leen di liggéeyee. macha allah tey bergerie Baye Cheikh mu nekk bergerie boo xam ne comme ni ñu koy amee di habitude di ko waxee éleveurs yëpp dañuy wax ne képp ku bëgg gis ndaanaanu femelle dem fa képp ku bëgg gis ndaanaanu mâle dem fa mais
nee nga amul secret bi mooy ñeme jënd qualité waaye nit jënd na loo xam ne yaakaar na ne qualité te deful résultat tey nan ngeen koy gérer yéen ba am résultat bii nga xam ne am ngeen ko parce que noo ko waxee mooy seen ndey yi doom yeneen mun te loolu yombul ci càmm gi tey loolu nan ngeen ko mën a gérer ba yegg fii. merci Mame Bamba donc dañuy faral di wax que ne boo nekkee ci élevage di ci liggéey da ngay boole ñaar ba ñett na nga diisoo ak koo xam ne gëm na yàlla yéene la nga jëm ci kanam na nga ubbi sa bët tamit di xool fa élevage jëm nga dem tànne foofu boo tànnee ay femelles de qualité nga wut mâle bu baax diisoog ñi nga xam ne ñii am na lu ñu xam ci élevage ngeen waxtaan ci wàllu croisement loolu bu ngeen ko defee suñu borom da leen di suura ba nga xam ne la fay juddoo mën na gën foofu li nga xam ne moom ngeen jëndoon du nax boppam macha allah champion Balla tey sa élevage su démb am na solo mais ñu waxtaan ci sa élevage su tey ndax dañoo ñëw dugg si nga accueillir ñu mais dañ fay fekk 4 mâles yoo xam ne benn bu nekk rek doyoon na sëkk ci gétt bëri na gétt yi ñuy coow ci Sénégal dem fekk fa benn mâle bu mel nii yombul tey nga fekk fi 4 mâles 4 mâles yi tey liggéey bi lu ko waral liggéeyu téye 4 mâles. merci beaucoup Mame Bamba donc élevage dafa toll foo xam ne jamono yi ñu toll dafa tumuranke mâle te xar yi bakkan lañu yor suñu borom moo leen di yor donc te 4 mâles yi nga fekk yëpp benn bu ci nekk bokkul sa morom noo mel benn bu ci nekk bokkul sa morom looy liggéey tey je vais commencer par un champion bu mel ne Andoy xar boobu tey ku gis li muy jur day jur xar yu njool doon ay biche ba pare am doole nga gis rakkam bi fi nekkal di Boynas ñu bokk benn papa Chicago jur leen nga gis que ne ñoom ñaar li ñuy jur ba tey wuute na ñu jël le champion major mu ñëw vraiment premier yaakaar naa doom yi ñu ngi soog a judd mais mu def fi loo xam ne wax dëgg yàlla raar na ci élevage jur fi ay doom yu extraordinaire doom yu rafet am ay mensuration ba pare wax dëgg yàlla ñoom ñëpp dañuy wax une production homogène lépp ñoo tolloo ñoo nuroo donc ma ne quoi que élevage ñun am nañ yaakaar ne war nañ ko mën a gën a yaatal parce que suñu élevage bergerie Baye Cheikh du yam Petit Mbao du yam Dakar ci biir Dakar dinañ fi amaat beneen bergerie incha allah biir Sénégal dinañ fi amaat yeneen bergerie incha allah te maal yi ñu yor def nañ preuve déjà donc suñ demee ba war a ubbi yeneen bergerie soxlawul ñu jëndi maal feneen dañuy jëlee biir bergerie Baye Cheikh ay produits yu dem yaatal leen donc loolu mooy wane tey biir bergerie Baye Cheikh gis fi maal yi man 4 maal ñu nekk fi macha allah ak nag li ñu wanewul mais am na solo mais tey li gën a jafe ci élevage bi moom laa fekk bergerie Baye Cheikh mooy téye 3 mâles yoo xam ne meilleurs mâles yoo xam ne tey bu ñu génnoon ci àdduna bi képp kuy yar xar bu mâles yi génnee jongante at seeni morom mais nga juddulu leen téye leen di ci liggéey tey mu jafe lool nga dem ci gétt muy liggéeyee mâle bu mu juddulu yow nga téye ci ñett yoo xam ne yaa leen juddulu di ci liggéey loolu lan moo ko waral waaw Mame Bamba li ko waral lu simple la c'est-à-dire que ni tey le fait que ngay dem di jëndi maal feneen pour di ci liggéey baax na neex na mais su yàlla dogalee nga mën a am maal boo xam ne yow yaa ko juddulee tamit dara gënu ko donc moo tax vraiment bi fii Andoy juddoo Boynas juddoo fi ñu jox leen ñu tëm ñu gis lu ñuy def vraiment ñu ne kon vraiment soxlaatul ñuy dem di jënd maal yu mel nii tey bu ñuy jënd dañuy jëndi loo xam ne peut-être ñoom amuñu ko wala meluñu noonu parce que élevage amul benn maal boo xam ne da nga complet dëgg la donc xar yi dañuy wax que ils sont complémentaires dëgg la soo fekkee am nga xar boo xam ne day jur lu juddu jur lu njool jur lu rafet doole bi manqué nga dem wuti doole macha allah boo amee xar boo xam ne day jur doole jur lu rafet hauteur bi xaw a manqué wala essentiellement nga dem jëli lu ko am macha allah suñu borom dafa ñu sutur na fii bergerie Baye Cheikh ñu produire maal yoo xam ne dañuy wax que ne li ñu soxla ci élevage même bu ñu deful lépp it ñu ngi def 97%. macha allah moo tax tey ñu téye fii maal bu mel ne Boynas téye fi maal bu mel ne Andoy di liggéeyee major ak Paa bi ci kaw. macha allah am na solo mais tey ñu delluwaat tuuti rek ci bergerie Baye Cheikh yaakaar na maal bu mel ni Chicago def na fi lu doy waar ndax bi mu fi duggee rek am na lu mu yokkaat bergerie Baye Cheikh ñu bëggoon a xam rek bergerie Baye Cheikh bi ñu jotee ci Chicago fan la seen avant ñu jot ci Chicago fan la seen élevage tolloon at bi ñu ci jotee lan la Chicago defaat ci seen biir kër parce que dama fekk ñaari doomam yu góor yuñ téye te loolu yombul am maal liggéey ci téyewaat ñaari doomam yu góor tey lan nga gis ci Chicago ba tax nga mën a téye ñaari doomam yu góor bëgg cee liggéey. merci beaucoup Chicago mën naa wax ni daf ñu jëlee 1 yóbbu ñu 100. ndaxte vraiment ak Chicago. ci lañ commencé téye base femelle boo xam ne daf doon xar yoo xam ne fu ñu ko fekkoon Sénégal muy jaay ñu jënd ko. mu doon xar yu ñu neex femelle yu am LCS femelle yu njool ba pare am dayoo yàlla dogal ñu téye ci base boobu. ba pare Chicago jural ñu ay maal yoo xam ne dañuy jur lu mel ne li Chicago di jur wala lu ko mën. te loolu la ñuy doyee maal. macha allah loolu moo tax bi ñu jëlee Chicago dugal ko bergerie Baye Cheikh sentir nañ vraiment benn amélioration boo xam ne éleveurs yëpp teg nañ seen bët
Chicago téye nañ ci ay maal séddale nañ ci ay maal yoo xam ne yàgg dañ def buum ci élevage bi. macha allah donc Chicago dañoo jëlee un yóbbu ñu 100. macha allah bokki éleveurs yi ñu leen di fàttali rek yéen a ngi ànd ak Guirel TV nekk fii ci bergerie Baye Cheikh ci Petit Mbao bergerie Balla Gadiaga tey di leen fàttali rek suñu turu émission mooy élevage passion business ndax képp ku wax élevage rek di nga wax passion mais di nga wax business macha allah tey bergerie Baye Cheikh champion Balla dañoo ñëw fekk fii ndaanaanu maal boo xam ne mooy Boy Nas axlu élevage bi yëpp amul ku xamul kan mooy Boy Nas ñëpp doon ko bàyyi xel mais ñu gis production bi nga xam ne Boy Nas mu ngi koy jur fii ci kër gi ñu gis millions yu bari yi nga xam ne teg nañ ko ci Boy Nas bergerie Baye Cheikh téye ko ne duñ ko jaay tey bergerie Baye Cheikh lan la gis ci Boy Nas ba tax mu téye ko at xaalis bu bari boo xam ne def nañ ko ci mu bañ a koo génnee téye ko pour liggéey ci te am magam muy Pam Andoy tey lan moo waral loolu. merci Mame Bamba Boy Nas dafa boole lu raar. day jur mensuration pay di teg beauté. te ñun xar yooyu la ñuy wër laadum vraiment bëgg nañu doon xar yu gudd rëy njool. mais buñ ci mënee teg taar aussi rafetaay lool. dañuy jël. Boy Nas waxuma la moom mais jur na fi benn doom boo xam ne rek ki tudd Miss Ndar. benn doom boobu rek jar na Boy Nas kooku rek jar na téye Boy Nas donc ñu bëgg nag vraiment am une base boo xam ne. ñoom ñëpp dañuy nuróo Miss Ndar su yàlla dogaloon tey ba xar boobu fi ñu ko làq ñu génn la ko wan la ko suñu ne laa lii moo tax ñu téye Boy Nas vraiment dag ciy ànd ak ñun donc mal la boo xam ne vraiment day def mensuration def beauté macha allah macha allah mais tey ñu demaat ci magam rek ndax lu mun a xam rek mooy li undu émission bi mooy waxtaanee bergerie Baye Cheikh xar yi fi nekk tey moo tax ñu ñëw fi mais ñu gis magu Boy Nas mu nekk fi tey boo ma doon wax nga téye mag téye rek ñoom ñaar lan moo différencier li ñuy jur ba tax nga mën a téye mag di ci liggéey téye rek di ci liggéey. très bien donc Boy Nas ak Andoy seen production bu amee waroo tuuti du ma bett parce que seen yaay bokkuñu nu ñu bindoo ñoo bokk benn papa de Chicago mais ku teg Goro xool ko teg Arafat xool ko xam ne ñaari femelle yi bokkuñu. macha allah Arafat boo ko xoolee femelle la bu njool ci kaw. nekk biche. boo xoolee ay cornam comme ay cornu mâle loolu mooy justifier sax tey cornu Andoy yu ni mu mel ak ay doomu Andoy seen i cornu yu mel macha allah tey Boy Nas c'est un mâle boo xam ne day def lépp mais tey su fekkontoon ne Boy Nas tey boole nga ko ak ay femelles yoo xam ne ay tête nue lañ pour mu jural la tête nue dana yomb parce que tamit mbir loo ko moom waxal li ci nekk Boy Nas yaayam elle n'est pas du xar boo xam ne xar boo am ay corne la dëgg la même su fekkente que ne sax mus ñu gis Boy Nas jur lu amul corne wala mus ñu gis gore jur lu amul corne mais toujours da ngay bàyyi xel ci lu mel noonu yaayam tête nue la Andoy yaayam dafa am corne ba pare bindiinu xar yi bokkuñu tey bokk na ci ñaari famille yi ma gën a neex sama kër mooy Goré mi jur Boy Nas ak Arafat bi jur Andoy su ma sañoon sama base famille ñu si bëri danañ nuroo Goré nuru ak Arafat yi Andoy te dañuy wax ne mâle mooy jur yaayam léegi tamit dama toll ci liggéey te pareegu ma mun naa ne commencé gu ma sama élevage sax parce que li ma war a téye dafa bëri li ma war a jox sama moroomu éleveur yu ndaw yi dafa bëri donc loolu moo tax ma ne dinaa def benn ping pong boobu liggéey ci Andoy liggéey ci Boy Nas am ay Arafat am ay Goré mën cee téye mën cee jox élevage bi itoo macha allah tey ñu fekkaat fi beneen mal boo xam ne ndaanaanu mal la xaw ma lan la bokk ak Sibéeru xaw ma lan la bokk ak première dame mais su ma yeboo daal ne la ndaanaanu mal la muy Pamboj di mal boo xam ne bu dee doole gis naa ko ci moom kooku tey nga bëgg ko fi téyewaat bëgg ci liggéey lan moo waralaat loolu waaw Pamboj vraiment dafa nekk xar boo xam ne moom itam yaayam mooy première dame junior di doom Boy Galoya bi macha allah ma jël le première dame junior boole ko ak Mbaye Diagne Sir di ci nuyu sama xarit Sira Diakité ma joxoon papa ji macha allah Mbaye Diagne Sir nekk doomu amitié nekk doomu Subéeru voilà kon dañu jël Subéeru boole ko doomu Gelawaar moom mu juddu amitié macha allah ñu jël amitié boole ko doomu chef d'état Mbaye Diagne Sir juddu ñu jël Mbaye Diagne boole ko ak première dame junior Pamboj juddu Pamboj nekk mal bu gudd mal bu rëy te mal bu njool la macha allah ba pare di jur lu rëy tey élevage tamit dafa toll foo xam ne dañ naan il faut nga am man soo mënul dajale lépp ci benn xar fexeel sa biir gétt am lépp am na solo dina la defal xar bu rëy dina la defal xar bu gudd dina la defal xar bu rafet donc xeetu xar yi ma bëgg yëpp jàpp naa ne maal yi ma am fii ñoom ñoo ma ko mën a jur loo moo tax ñu tey fi Pamboj di ci liggéey mais tey dama fi fekk benn maal boo xam ne su ma yeboo ne élevage fi mu toll foofu la yem bougé gu ko dépassé gu ko tey élevage sax dama naan pour mu yegg fi mu nekk sax jafe na muy maal boo xam ne mooy major muy maal boo xam ne boo ko tiimee amul loo mën a tudd ci moom bàyyi li des tey ñu bëggoon a xam major ñan ñoo ko seex at major lan nga bëgg liggéey ci moom
merci beaucoup Mame Bamba donc liñ naan ku wal mburu tudd dëkk Major ku tudd élevage tudd ko c'est un excellent mâle du ma fi nekk ne c'est le meilleur ndax damay tere nit ñi di wax naan bàyyi leen jël benn xam ne c'est le meilleur disons il fait partie des meilleurs bokk na ci meilleurs yi inchallah mais tey xar la boo xam ne bu doon classé xar yi bu jiituwul tamit yaakaar naa bu ko amee yu ko jiitu benn lay doon donc c'est un excellent mâle boo xam ne du sama xaru élevage yëpp la dafa leer xar yi baax ci Sénégal yëpp ñoo ko composé macha allah dañu jël tey magistrat mi nga xam ne moo defar élevage Sénégal waaw dafa leer boole ko ak Diagne Naar di doom ci Gelawaar Zam-Zam juddu ci une excellente femelle bu nekk bergerie Baraka may nuyu sama frère Omar Cissé Gelawaar di doomu Aïcha ak Algor voilà macha allah ku ne Aïcha ku wax femelle rek tey ne Aïcha ku tudd mâle tudd magistrat macha allah léegi ñu jël tey magistrat moomu ci boppam boole ko ak Liguère mu jur bâtonnier ñu jël bâtonnier boobu boole ko ak Zam-Zam mu jur le champion major DP su ma nee DP mooy major de sa promotion macha allah donc ku mu fi sutuloo ko déedéet ku mu fi ëppuloo ko déedéet ku mu gënul gudd gënuloo ko gudd déedéet ku mu gënul rafet gënuloo ko rafet déedéet te bokk na ci xar yi fi daa ko jur doom macha allah major vraiment damay wakkan du xaru Balla Gadiaga xaru Sénégal yëpp la ndax day jariñ élevage mais man major ñu taxaw ci rek parce que tey koo ne Boy Galaya astaghfirullah koo ne Aïcha ñaari yoon ba ñetti yoon am na ko ci magistrat bi ci côté yaayam magistrat ci côté papaam waaw am na ko ci Gelawaar ba mooy Gelawaar bi xam ne Aïcha moo ko jur donc xar yi nga xam ne les meilleurs du Sénégal macha allah les meilleurs du Sénégal ñoo composé major major ñëw nag indi na touche boppam bu extraordinaire waaw nekk xar boo xam ne dina jëriñ élevage yëpp incha allah parce que heureusement major nekk ci loxo yi koo xam ne mooy major ñu moomuñu ko yàlla daf ñu ko dégg dëgg la te lépp lu ñu am ci élevage dinañ ko séddoo ak éleveurs yi dëgg la rawatina ñi nga xam ne ay tout tànk lay dëgg la kooku ñun mooy suñ challenge ci élevage loolu bokk na ci lu ñu tax a dugg ci biir élevage bañ ko dalee wax pare ñi ngi koy jëfe te major di soppi doxin boobu mais tey dañoo gis maal bu toll ni major dajale li nga xam ne moom la éleveurs yëpp di wër tey boo ko tiimee TP ba jaaxal la hauteur ba jaaxal la wet gi jaaxal la esthétique bi jaaxal la mais mu am doole ba pare am yax ndax gars yi dañuy jaawale doole ak yax tey muy maal boo xam ne boo ne Algor boo ne jàkk moom gis ci moom Algor waaye boo ne magistrat gis ko ci moom waaye muy maal boo xam ne tey gis nañ ne at li mu dajale yëpp njëkkute juree kër Balla Gadiaga maanaam njëkkute juree bergerie Baye Cheikh am na fu mu jaar am feneen fu mu jaaraat tey lan moo waral maal bu mel ni major tey éleveurs yëpp soxla ay doomam Balla jël ko joxe ko mu def tour ba pare mujjee kër Balla tey lan moo waral loolu Balla merci Mame Bamba comme li ma habitude di wax rek Balla lépp lu mu yor doomu aadama yi soxla ko ci moom nañ jàpp ne ñoo ko fa bàyyi major dama ko téye fii ni bergerie Baye Cheikh ba pare di liggéey ci Chicago yàlla dogal major commencé gul liggéey sama sëriñ sama xarit di sëriñ Galas Amina soxla ko te jamono yi mu ko soxla woon su fekkoon ma koy liggéey ma bàyyi sama bopp jox ko ndax ñun yaakaaruñu ku du sëriñ Touba macha allah te sëriñ Galas boobu dafa comme li ma am l'habitude wax dama am fu ma jaar ak waajuram bu góor muy Alaaji Baara dama nekk jeune étudiant nekk dem Touba sëriñ Saaliw mu mag boole ma ak Alaaji Baara ma dem Alaaji Baara jël diplôme yi ma yoroon am lu mu ma wax bind sama loxo dina ma jógal taxaw ma jóg taxaw mu dema demal day baax kon kooku su ma jàppul doomam du ma góor macha allah te boobaak léegi maa ngi sant suñu borom bu baax macha allah élevage bi des ñu ci ginnaaw ci wàllu àdduna yi des ñu ci ginnaaw ñu ngi sant suñu borom bu baax macha allah te major bi mu jógee ci Serigne Galas Amina jaar ci sama xarit Cheikh Diba yàlla dogal sax foofu jotu fa produire mais mënuma yor maal fii nit ñi soxla ko liggéeyuma ci ma koy téye même bu fekkoon doon ne ay doomu or lay jur sax loolu du problème ci man tey buñ ne major buñ ne géniteur dëgg xel yëpp day daj major ndax maal la boo xam ne ni mu mel lay jur tey man gis naa ay doomam Touba gis naa ay doomam bergerie yaakaar naa Noflaay tey gis naa ay doomam fii ci kër gi mais doomam yëpp koo ci taxawal la gis major ci jëmmam même robe bi même esthétique bi même dayo bi même hauteur bi tey nan ngeen gérer maanaam da ngeen tànnal ay famelam wala major da ngeen ko suppu kànjal ay famel rek mu tëb ba tax li mu jur ku ko gis rek da lay jaaxal ak xeetu xaar yi mu ko jural bokkuñu deret bokkuñu dara mu jur ak ñoom même xeetu xar bi tey nan nga gisee production major bon Mame Bamba da moom sama benn xarit bu nekk Touba dan di faral di wax ne major dafa caché authentique major xar boo ko mënti jox moom da lay imposer boppam macha allah dina la jox doole dina la jox esthétique dina la jox hauteur dina la jox LCS
ba pare indi la robe bu noir bu rafet. macha allah. lam jur kër sëñ Galas moom la jur bergerie Baye Cheikh. amuñu woro. macha allah te bergerie Baye Cheikh ak bergerie sa Mam Fallou bu sëñ Galas Amina. bokkuñu fa ay famille yu ñuy liggéey. déedéet donc wax ji mooy major moo wóor. c'est ça le problème. macha allah major moo wóor te maalu Sénégal yëpp la macha allah. incha allahu rabbi dina yaatu bu ñëpp a jot ci. mais tey maal bu mel ni major. amul kenn koo xam ne. ndaanaan nga. ci élevage bi te ba nga ko gisee. jaaxalu la. yaakaar naa ko mel ni Omar Cissé. bi mu ko gisee téye na gémmi ñëpp ba ne 16 mois mosu cee gis maal bu toll nii. ku mel ni Aboukan keneen ak keneen. léegi tey loolu noo koy dundee at prix yi nga xam ne gars yi ñu ngi ko taxawal pour foqati major. tey loolu nan la ko bergerie Baye Cheikh bëgg a gérer. merci beaucoup Mame Bamba xam nga tey bu ñu tuddee major nga tudd champion yooyu ku mel ne Aboukan ku mel ne Omar Cissé te mënul tudd major sa tudd leen. comme j'ai l'habitude de dire fii nit ñi day ñëw ne ma xar yi ban la ci Aboukan liggéey may la xar bu baax Sénégal boo tegee sa loxo liggéey na ko. macha allah donc moom mu liggéey ay maamu major. Omar Cissé ñëw liggéey major. Omar Cissé am yéene bu rafet ci man ne ma benn champion judd na fi te yow laa koy jox wax ci guddul ma waroon a voyager boobu maa ngi waroon dem Chine pour benn voyage ci téléphone la ñu wax déggoo man ak moom bi ma ñëwee major fay ma récupéré ko donc. ñooñu tey bu ñu gisee major nangul ko ak ndaanaanam man damay ciy sant suñu borom ndaxte ay nit la yoo xam ne duñu wax ci rawatina le président Aboukan ok ñëw na fi ma koy nuyu di ko sant ndax ñëwam comme j'ai l'habitude de dire dafa am lu muy def ci man parce que nit la boo xam ne quand j'étais à Louga di fa jàng dama ko doon tudd di ko waxtaan ay xaram te xaw ma ko ma ne sama premier géniteur bu ma duggee ci laadu moom laa ko tuddee jiwaa fekk sama premier mâle mu Abdou Fatah Diaye moom laa ko tuddee woon mais ñooñu buñ ko buñ ko gisee rek apprécier ko sama xel day daal te day doon loo xam ne dañ ciy gën a jàppul liggéey bu dee côté prix nag yu ci nit ñi dee fay je le dis haut et fort bu fi ñu duggoon léegi ak mallette 50 millions jàpp 60 millions dina ñibbiwaat ak mallette bi parce que man tey fu ma fekkoon major ñu koy jaay jusqu'à 70 millions je paye cash jël ko loolu leer ndax papaay major fay nga ci lu jege loolu. waaw fay naa ci xaalis mais tey Omar li ma fayee mooy jox ma major quoi. mais macha allah mais ma dégg major. biñ koy jënd. gisoo ko. dafa judd ñu wax la rek. nga waxaale juboo fay. tey loolu ci lan nga ko tegoon. ci bâtonnier mooy sa baay. ndax moo fi battre record 1m20. wala ci sa yaay mooy kan ci loolu nga ko teg wala ci lan nga ko tegoon ba tax nga ñeme koo jënd. maa ngi ko tegoon ci yéene bu rafet benn. mooy Omar Cissé mi ko juddlee yéene ma ko ñaareel ba. mu wan ma photo bi mu doy ma ci photo ñetteel ba ñi ko jur ñëpp ay champion lañ magistrat moo ko séq ak Linguère macha allah ak ñoom Aïcha ak ñoom Jalawaat kooku mënul jaas macha allah dañ naan xar ay mbokkam la lay jural mais lu ma jural ci wàllu yaayam ma jël lu ma jural ci wàllu papaam ma jël macha allah Dieu a fait que doomu jigéen yi mu fi jur yëpp yaayam lañ jël am na solo ay xar lañ yoo xam ne tey man fu ma leen fekkoon ñu may jaay loobu yëpp dama koy jënd sans hésiter macha allah donc maa ngi ko teg ci loolu rafet jort yéene bu rafet ba pare ay champion jur ko ñu wan ma photo bi doy ma ba pare ki ma koy jox yéene ma ko macha allah foofu laa ko teg ma jënd. mais tey balaa ñoo ñëw ci présenté xar yi ma dugal question boo xam ne rek comme ñun ay débutants lañ. te débutants yi daanaka ñun ñoom lañ fay nekkal. débutants yu bari dañuy wax ñu ne. dañoo ittiwoo liggéey ci lu takk ci major. ndax major daa wóor. tey bergerie Baye Cheikh. est-ce que xeetu femelle yi ma fi fekk. muy ndaanaanu femelle boo ci xëcc mu weesu 1 mètre. LCS yu doy waar ak doole ji ñu teg ko ci maal bu mel ni major. ak lu élevage yëpp soxla leen est-ce que tey bergerie Baye Cheikh mu ngi sóoraale jeune éleveurs yi nga xam ne mënuñoo jënd xaru 20 millions xaru 10 millions. te bëgg a liggéey ci maal bu lu bokk ci major. est-ce que ñu ngi leen di sóoraale ci bergerie Baye Cheikh. je le dis haut et fort major su defee production bu wóor comme ni mu koy defee ni mu continuer di ko def xar yi taxaw jeune éleveurs yi taxaw itteewoo ko comme ni ñu koy waxee saoudien yu mag yi borom xaalis taxaw itteewoo ko ma bàyyi saoudien jox ko jeune éleveurs yi. def naa ko ci amiral def naa ko ci Chicago damay continuer di ko def ci major. xaalis doxul jàmm de. bon mais fu ñu xaalis fekk bàyyi ñu fa ay taalibe Sëñ Tuubaa lañ. macha allah voilà donc dañuy dem taalibe maa rek te man jaakaar naa ci Chicago rek jaay naa ci nit benn mbote géniteur laa ko jaay li ma gën a neex tey jaay na ko ay millions yoo xam ne yaakaar naa ne triplé na man li ma ko jaayee woon. muy sam-sam. ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. macha allah dañ comprendre. macha allah relation yi rafet yooyu moom sama diggante ñoom ñoo ma gën a xaalis bi parce que comme li ñuy wax élevage bi dañ ci dugg ak su fekk am nañ suñu teraanga dugg ci. te yàlla su ñuy suturaal ba ñun suñuy activités yi ñuy def ci biti moo ëpp doole fuuf élevage. macha allah donc xaalis duñu ci sonal bëgg nañ ci xaalis trop nag macha allah ndax xaalis neex nañ nee nañ Youssou Ndour milliardaire la mais comme ay 10 000 mu jël. kon buñ ci xaalis fekkee dañuy jël waaye dinañ sàmm suñu digganteeg éleveurs yi rawatina éleveurs yu ndaw yi ba xam dara du ko ñaawal
je précise nag kenn mënut a satisfaire ñëpp. tey ni ñuy waxee Balla Gadiaga day dimbali éleveur ndaw de noonu la amee éleveur ndaw yoo xam ne Balla Gadiaga mere nañ Balla Gadiaga wala Balla Gadiaga neexu leen parce que peut-être mën nga def benn acte bu ndaw boo xam dérange ne sans rendre ci compte. te su loolu amee maa ngi ciy profité ci occasion baalu ñëpp ak. ci weeru koor di wax ne Balla lépp lu nekk ci moom doomu aadama soxla ko éleveur bu ndaw soxla ko wallaahi laazim dina la yomb. et la preuve mooy damay wax sama benn tey benn mag ñëw na fi ne ma doomu major bi joxe benn. na ko amul benn problème. macha allah mais naa la wax benn affaire. su ma neexee premier tour major ma séddale ko ñëpp toog xaaraat loolu maa la xamul. loolu dañ koy waxtaanee waat macha allah mbokki éleveurs yi kon ni ñu ko waxante woon rek ñoo ngi fii ci Petit Mbao bergerie Baye Cheikh jàkkaarloo nag suñu mag suñu xarit borom xolu or bi ki nga xam ne kenn dootu ko laam-laamee ci axlu élevage bi dama naan jaratul présenté ndax am na loo xam ne nii am ko ci élevage bi yombul ba mu ci duggee yàggul waaye fépp fu ñu wax rek way wu rafet lañ koy waxal mooy ki nga xam ne xar du ko boole kenn ki nga xam ne fekk na koo xam ne tolluwul fenn mu defar ko ba mu yegg fenn tey loolu yombul ci élevage bi tey ñoo ngi fii Petit Mbao bergerie Baye Cheikh gars yi ñu yegg rek dugg présenté leen xar yi ngeen xool bergerie Baye Cheikh maal yi nga xam ne moom lay liggéeyee ak ndaanaanu famille yi ngay liggéeyee nga xam ne li ñuy wax lu ko raw fuuf mu ngi ci xar yi macha allah di leen fàttali rek turu émission bi Guirel TV émission bi nga xam ne mooy élevage passion business tey ñu ànd ak suñuy sponsor leader bergerie Massalikul Jinaan fi ndaanaan bu mag bi nekk di atomique mooy maal bi nga xam ne mooy doomu bâtonnier at cristal nekk doomu joni waaye bâtonnier nekk doomu magistrat at Linguère tey ñu ñëwaat ci suñ beneen sponsor bi nga xam ne rek mooy major nekk fii ci bergerie Baye Cheikh major moom it nekk doom ci bâtonnier kon gaañi xaw ma lan moo xew de waaye fii ci bergerie Baye Cheikh la mburu mi di xoyom-xoyomee gars yi major wàccee na fi maa leen ko wax njëkkalante leen ko kooku suñu sponsor leader bergerie Massalikul Jinaan bergerie boobu nga xam ne foofu la champion bu mag bi nekk di atomique àndaat ak suñu sponsor bu bees bii nga xam ne mooy bergerie Baye Cheikh ak ndaanaan bu mag boobu di major macha allah mbokki éleveurs yi tey ni ñu ko waxee sànq ba léegi rek boobu ba léegi ñu ngi toog di waxtaan ak suñu mag suñu xarit champion Balla ñu ñëw ci présenté xar yi waaye di leen fàttali rek yéen a ngi ànd ak Guirel Family WhatsApp Facebook ak YouTube muy Guirel TV tey ñoo ngi fii ci bergerie Baye Cheikh fii ci Petit Mbao gars yi buñ ne bergerie Baye Cheikh ni ngeen ko waxee sànq rek xel yëpp daj xar yi nga xam ne ñoo dajale macération yi nga xam ne moom la axlu élevage yëpp di wër waaye di leen fàttali suñu sponsor leader yi nga xam ne benn bi mooy bergerie Massalikul Jinaan fi ndaanaan bu mag bi nekk di atomique ñaareel bi mooy bergerie Baye Cheikh fi nga xam ne foofu la major nekk at Boynas at ñeneen tey ñu taxaw ak grande femelle nga xam ne dafa am lu rare muy cuulul femelle bii nga xam ne tey booy xool ci moom hauteur dina la jaaxal lool waaye booy xool ci moom wet dina la jaaxal tey champion Balla kii ñu taxawal nga xam ne li ñuy wër ci femelle mooy bopp bu rëy am esthétique kii mooy kan Mame Bamba kii mooy Galaxy 2 di doom ci Chicago kii mi ngi toll ci benn portée yaayam nekk sëtu Sophia bu Ismaïla Sall macha allah kii sëtu kan la sëtu Saalum kii sëtu Saalum la sëtu Sophia la macha allah mais tey xar bu am benn portée am macération yii mu am muy hauteur bii nekk ci moom ak LCS bii nekk ci moom kii liggéeyam nan la demee waaw Bamba comme li ma la doon wax ci début bi rek xar bu baax rek moo koy maye parce que kii yaayam champion la papaam champion la ku xam Chicago xam ne du juragul lu ñu naan acam macha allah donc ñu jël femelle bu baax boole koog moom kon bu la génneelee kii doo def lu dul am xar bu baax macha allah donc kii mooy Galaxy 2 la championne Galaxy 2 mais tey Chicago ci ñu ko xamul doomu préfet la préfet doomu Saalum dëgg la Saalum doomu Mors doomu Algor dëgg la macha allah tey ñu jàllaat ci beneen xar mais kii ba nga ko tiimee hauteur bi fi mu la yegg lan nga yëg waaw am xol bu sedd guy parce que tey femelle espoir nga téye ko mu toll la fii wax dëgg yàlla dafa dal xel macha allah te man ku ma xool xam ne gàttuma macha allah di xar boo xam ne benn portée la am sincèrement dañuy jàpp que ne kon bergerie Baye Cheikh ñu ngi ci yoon bu baax macha allah macha allah tey ñu continuer gars yi wanaan leen yéenay waxal seen bopp macha allah ba tey fii ci bergerie Baye Cheikh grand Balla kii ñu taxawal mooy kan ndax dama gis ci moom ñebbe te ñebbe muy lu ñëpp di wër ci xar mais dayo bi jaaxal ñu baree bari kii mooy kan waaw Mame Bamba kii dayoom mën na bañ a jaaxal nit ñi ndaxte ay xar yu am dayo ñoo ko seq kii doomu Chicago la d'abord doomu Chicago la moom it moom tam toll ci benn portée macha allah deuxièmement moom dama jël première dame junior di doomu Boy Galoya ku ko xam-xam ne sët la Cheikh Diop nekk sët ci première dame di sëtu Boy Séeréer macha allah bi ma jëlee première dame boole ko ak amiral mu sëtoo ci Gelawaar moom tamit sëtoo ci Mandela
macha allah bi ma leen boolee am benn femelle bu tudd Capital bu ci juddoo ma jël Capital boobu boole ko ak Chicago ci la Mami Africa miy judd. mais juumoo ci Capital boobu nga wax. ndax tey kii li ëmb rëy daa nekk ci moom. waaye li ëmb wet ne ci moom. li ëmb hauteur nekk ci moom. tey muy femelle boo xam ne ndaanaanu femelle la mais li ma jaaxal mooy benn portée bi. ak kees gi mu yor ak fàllere gi mu yor. tey kii portée bi mu fi amoon. nan la mel. ndax kii doomam war naa mun a jaaxal éleveur. waaw portée bi mu fi amoon nag xar la boo xam ne déjà élevage ñu bëri xam nañ ko mooy PDG. nekk ci sama frère Cheikh Diba nekk doomu Picasso nekk jeune mâle boo xam ne ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel donc xar bi yàlla suñu borom moo dogal mu bokk ci xeet boo xam ne luñ jur ndaanaan la parce que moom jëm boo xam ne champion la ndaanaan la mais kii tey bokk ci Saalum Saalum ndax papaam doomu Saalum Saalum la surtout Saalum Saalum papaam surtout Saalum Saalum la muy Chicago kii tey kan moo ko tëb kii major moo ko tëb waaw mais foofu lan nga fa bëgg a liggéey ba jël lu bokk ci magistrat teg ko ci lu bokk ci Saalum mais kii Saalum pilis la ndax tey li nga wax ci moom loolu mooy élevage moo daje ci jëmm mais nga teg ko ci major li ma fay séntu mooy xar bu baax ndax comme li ma leen waxoon sànq rek major mooy kii jur xaru jamono yi léegi yi boo ko boolee xaru jamono kon da ngay jur xar bi nga xam ne ñëpp soxla nañ ko te dama bëgg a liggéey loo xam ne ñëpp a ko soxla parce que man sama xar day dem fu nekk ci àdduna macha allah donc moo tax ñu ngi ciy séntu am ci satisfaction à 100% bokk koog éleveurs yëpp incha allah rabbi macha allah merci beaucoup yàlla na barkeel mais allahumma amiin tey nga ne kii espoir la waaw kii espoir la mu ngi ci benn portée waaw benn portée mais man moom franchement tiim naa espoir bu ne mais espoir bu mel nii ci dayo ci wet ci hauteur jaaxal na ma trop bergerie Baye Cheikh du ay caaxaan merci beaucoup tey ñu bàyyi beneen ñëwaat macha allah tey damaa taxaw ak loo xam ne ñu ma ko tiimee damaa yëg xar waaw wax dëgg yàlla muy femelle boo xam ne tey boo xoolee garo bi muy garo bu yéeme muy femelle boo xam ne boo xoolee fàllare ji nga xool wet gi mu yor mais esthétique bi ne ci femelle bi tey nga xool xar boo xam ne mun na corriger mal ci côté bu nekk muy corno muy bopp muy dayo muy lépp tey grand Balla kii mooy kan Mame Bamba kii mooy Bambi di doom ci xalaas kii sëtu Birahim la macha allah kii boo ko xoolee rek xam fi mu bokk macha allah kii moo jur yaay booy kii moo jur gis-gis bi nekkoon ci Papsi la macha allah juragul lu ñu naan acam donc kii lu naan acam vraiment elle fait partie de nos meilleures génitrices xar bu baax la boo xam ne li muy jur dal na xel te itam ADR bi passé moom moo classé woon 3e amoon autoro garo 102 majorette bi muy jël 2e amoon meilleur autoro garo ci foire bi yëpp ak 103.2 donc kii mooy la championne Bambi di yaayu yaay booy di yaayu gis-gis mais tey kii muy femelle boo xam ne tànnal ko mal xam naa ne warul jaaxal bergerie Baye Cheikh non ndax xar la boo xam ne lépp loo ko booleel mu corrigé ko dëgg la tey kii kan moo ko tëb waaw kii major moo ko tëb macha allah voilà donc major moo ko tëb def nag Chicago 2 portées ñu jël jox ko 3 portées sax def na ko Chicago léegi ñu jël jox ko major di ci séntu leneen lu ëpp doole liñ ci jot a amago mais kii tey boo ko tiimee lan ngay yëg mbégte en tant que éleveur mbégte éleveur yi ku ne xam ne ñun am na fu xar yegg ci ñun mbégte parce que bopp bi rëy na ci femelle macha allah corne bi fort na macha allah te xar bi yaatu na liñ bëgg ci xar te xar bi am na kees te dañuy wax ne xaru ndaanaan yi ngi fiy dégg yëpp ay femelle ndaanaan ñoo leen di jur donc kii tey bu defee résultat du bett kenn macha allah kii mooy Bambi tey mbokki Girel Family mbokki Girel TV yéene ko gisandoo doy na sëkk ñu dugg ci bergerie yi présenté leen ndaanaanu femelle bii nga xam ne moo taxaw nekk nii am robe blanche kii tey dugg ci 100 gétt taxul nga fekk fa femelle bu mel nii kon bergerie Baye Cheikh lu ñu leen doon wax sànq ba léegi daa nekk dëgg gars yi ñu jàllaat ci yeneen daanaanu xar macha allah tey mbokki éleveurs yi dama naan bergerie Baye Cheikh tel fee jugé xar wóorul ndax xar mu génn rek nga ne xar maa ngi tey ma taxaw ak xar moo xam ne ah gars yi du mâle de femelle waaw gars yi lii du mâle femelle la ndax xar la boo xam ne dayoo bi mu yor esthétique bi mu yor mais ah ku deful ndànk da nga koy jaawaleeg mâle grand Balla kii ñu tiim nii nga xam ne moom daal mooy élevage kii mooy kan comme dool du mâle femelle la femelle 2 portées femelle 2 portées voilà kii mooy top modèle ah jàpp ko mu tourné kii mooy top modèle Mame Bamba kii mooy top modèle nekk doom ci avenir ah nekk sëtu ñaari guy ba pare nekk sëtu Cheikh Anta macha ak allah yaayam mooy Diop Boulanger macha allah donc kii femelle yi nga xam ne bergerie Baye Cheikh ñu ngi ciy liggéey macha allah voilà mais tey dama dégg nga ne kii mu ngi ci mais tey kii kan moo koy tiim di xalaat naan xaru 2 portées la
tey xar mii nga xam ne moom lañ tiim muy top modèle. mais turu top modèle bi lan moo ko waral ndax kii dañ ko war a wax turu top modèle bi lan moo ko waral. waa xar bi bi ma koy jënd ñu ngi ko doon wooyee banaana. mais xar bi ñëw dugg samay loxo. ma xool xar bi ni mu rafetee. xar bi ni mu tippee macha allah. ma ne kii bokk na ci famille yoo xam ne ñoo nekk ci kaw. ñu tuddee ko top modèle. macha allah mais tey kii ci 2 portées. mu nekk xar moo xam ne axlu élevage yëpp dañ koy xaar. dëgg la ndax kii fu élevage yegg. am nañ yaakaar ne moo ko fa mën a yeggale. dëgg la bokk na ci meilleur ndaanaanu famille yi nga xam ne moo nekk ci axlu élevage. dëgg la kii tey kan moo ko tëb. waaw kii nag le champion Boy Nas moo ko tëb. macha allah mais kii tey boo ko tiimee. lan nga ma mën a wax ndax man xar la boo xam ne amul lenn lu ma mën a tudd ci moom bàyyi li des. ndax ba muy dox di ñëw. dëgg la dëgg la dëgg la kii tey. lan nga ma mën a wax ci moom lan moo la gën a yéem ci moom. waaw Mame Bamba donc tout à l'heure nee naa xar du complet. mais kii bu amoon corne yu génn. ñu ne elle est complète macha allah. macha allah donc kii li ma gën a yéem ci moom mooy keesam. hauteur am. fii la ma yam. macha allah LCS am. ak beauté bu extraordinaire macha allah. mais nga xool ba tey garo bi tolloogut ak fàllare bi. exactement moo lay wax ne xale la. ba pare it ma dolli la ci benn affaire. mu bokk ci xar yi gën a baax ci Sénégal tamit. sincèrement parce que tey kii maamam. su ma juumul bokk na ci famille yi gën a cher ci Sénégal. muy ñaari guy voilà. mooy xar bi ñu nekk exactement. ba pare nekk doom ci Diop Boulanger. exactement. macha allah foofu nga gis fa hauteur. mais avenir ba ñëw. dëgg la nga gis fa doole. bu ma dëgg la dëgg la gis fa kees. dëgg la mais kii yàlla na yàlla barkeel. allahumma amiin bergerie Baye Cheikh daal du ay caaxaan. allahumma amiin macha allah. macha allah grand tey ba tey rek ñu ngi leen di présenté xar yi grand kii mooy kan. kii mooy madame Mbaye di doom ci Boy Poulo nekk sëtu Saloum Saloum. di Boy xaru Poulo di doomu Saloum Saloum. di xaru teraanga vraiment. macha allah sama xarit Cheikh Tidiane Mbaye moo ma ko jox. mu doon femelle bu def production bu yéeme 2 fois la fi am doom 2 portées la am. 2 portées. kii moo jur monsieur le maire kii moo jur Iba. macha allah voilà donc kii ndaanaanu femelle dëgg nga nii macha allah li ñuy seeti femelle yëpp am na ko ndaxte comme li ñuy wax falareem yaatu na bopp bi rëy na taxar bi am na kees macha allah tey dafa taaru. mais tey kii nekk ci 2 portées. am macération yii mu am. nekk sët ci Saloum Saloum. dëgg la ndax doomu Boy Poulo doomu Saloum. effectivement tey kii nga teg ko ci Chicago. mais est-ce que foofu jur nañ góor. jur nañ góor 2 fois te ñaari góor yi ñu yëpp dañ leen di cëkkante benn bi sama xarit laa ko jox di sama frère di sama lépp muy Mohamed Sakho Kaolack. donc mooy représenté bergerie Baye Cheikh merci Kaolack. beaucoup benn bi mooy Iba mi ngi ma téye bergerie Baye Cheikh. xam naa luy jaaxal ñëpp. non mais Iba foofu mu jox waaw. non Iba foofu mu jox voilà luy jaaxal ñëpp parce que yor ñaari doomu Chicago yu góor téye beneen denc ko mais ndaanaanu xar la macha allah. Iba moom mais tey kii am doomam bu góor liggéey ci. daa wóor lool. loolu ndax dafa am yaay. mais kon doom ji góor ji foofu ñu génnee ko gars yi liggéey ci. dinañ ci waxtaan incha allah. macha allah merci am na solo gars yi. jaajëf ñu jàllaat ci benn. macha allah tey gars yi ba tey ni ñu leen koy waxee rek ñoo ngi fii ci bergerie Baye Cheikh mais tey ñu tiim ndaanaanu femelle boo xam ne kii boo ko nattee man de bu mu amee maal du dugg ñu natt ko wetam gii ma gis natt ko natt maal dana gàcceel maal yu baree kii mooy kan grand Balla. Mame Bamba kii mooy première dame junior. macha allah kii mooy doomu Boy Galoya. macha allah kii mooy yaayu Pamboj. kii moo jur Real Black. muy lu ndaw liggéey gis ci suuf. di doomu major donc femelle bi dafa bokk ci femelle yi ma gën a bëgg vraiment. parce que comme ni ma koy waxee rek man femelle na am wet am yax yaatu lu mu ci dool soo ko see dool te kii boo gis da nga koy gis loolu ci moom. macha allah sincèrement donc femelle la boo xam ne mi ngi nekk bergerie Baye Cheikh ñu ciy liggéey toujours. femelle la boo xam ne li ma ci gën a neex aussi mooy li ma joxe ci ay doomam dañoo bëri macha allah. macha allah mais tey kii tim ko yaakaar naa ñun ñaar ñu taxaw rek daa doy sëkk ñu waxtaanee ko. dëgg la parce que ñoo ngi nii taxaw tim ko mais wet gi dépassé nañu di dem. dëgg la xam nga ne loolu mooy ndaanaanu xar. dëgg la nga xool kees gi mu yor. mais ñu gis doomam ji muy doxantoo. tey kii am doom ba pare. nga tim ko mu mel ni luy waaj a am doom. dëgg la tey kii grand boo ko tiimee lan nga ñu mën a wax ci moom. li ma mën a wax ci moom mooy xar la boo xam ne liggéey ci géniteur dafa yomb xar bu jigéen bu mel nii liggéey ci géniteur dafa yomb donc xar la boo xam ne yax bi baax na yaatu na am na kees bu wóor macha allah te fi mu bokk baax na donc boo ko boolee maal bi nga ko war a booleel rek boo ci juree góor da nga am géniteur. macha allah mais tey kii at major. lii mu wàccee. waaw muy mbote boo xam ne. waaw mbote bii nga xam ne moo nekk nii soog a juddu. kii mooy Real Black. mais am macération yii mu am. tey mbote bi lan nga ñu mën a wax ci moom. mbote bi li ma ci mën a wax mooy dama am yaay ji plus. mooy dama am yaay ji boo xam ne mooy gën a rëy te mooy gën a njool.
donc yaay ji plus laa am. mu ñëw indi couleur bu yéeme. ma tuddee ko Real Black. Real Black voilà. mais tey mais tur bi mi ngi jógee sama xarit sama wëllëre. voilà muy sama xarit Matar Fall. donc tur bi ci moom la jógee. dafa ko tiim na ma kii moom Real Black la ma ne ko kon tur baa ngi noonu macha allah. macha allah mais tey mbote bii nga xam ne yaakaar naa liggéey dëgg la. ndax kii boo xoolee wet gi mu yor. dayo bi mu yor. nga dem teg ko ci Major. mi nga xam ne. buñ naan hauteur ci moom la yem. exactement. liggéey boobu nan la demee. waaw boobu dama xool femelle bi càmbar ko xool li mu am te comme li may faral di wax man damay bëgg toujours di consolider ak yi nga xam ne am naa ko maanaam li nga xam ne jot naa ko am ma téye ko bañ ko yàq ba doolu ci dara ma gis que ne bu dee LCS am na ko bu dee ossature am na ko léegi ma ne Major am na LCS am na ossature te dana dolli hauteur bi te kii hauteur dafa nekk ci deret ji ndax Cheikh Diop mooy maamam donc buñ juree lii du ma bett. mais mbote bi boo ko nëbbul téye ko fi dina jafe de. non kii relève la. kii relève la. waaw baax na. merci beaucoup baax na. macha allah mbokki éleveurs yi. tey ngeen tiim ndaanaanu maal bii nga xam ne mooy Andoy. Andoy nekk xar boo xam ne tey moom kese doyoon na sëkk nga fekk ci gétt xar la boo xam ne deret ji baax di ñuy wër ci élevage yëpp daa daje ci moom. waaye moom maturation yi daa daje ci moom. tey grand kii ñu tiim. nga xam ne nii xar la boo xam ne bu génnee. hauteur bi jaaxal ñëpp. waaye wet gi yëm ñëpp. muy xar boo xam ne fu mu fekk femelle bu amul corno corrigé ko. kii mooy kan. Mame Bamba kii mooy le champion Andoy kii dama lay wax dafa am lu nekk ci moom mooy histoire la. kii 2017. dama yóbbu sama benn femelle bu tudd Porokhane Saladel. mu war a compétir espoir. yaayu kii génn. war a compétir espoir. ma ne sama famille mbaa duñ ko gagné. le champion Serigne Mangane romb ma ne ma Arafat day dugg boo dugalee si famille dañ lay gagné. ma ne ko na ko gagné ndax bu ko gagné moom Arafat damay jënd baayam. ci laa njëkk a fayee mal 20 millions jaayuñu ma ko muy EDK. macha allah. ma ne jotuma ci EDK mais naa jot ci doomu bu jigéen. macha allah yàlla dogal Souleymane jaay ma yaayam. bi ma ko jëndee boole koog le champion Chicago. mu jur le champion Andoy bii. mais kii yaa ko juddlu. kii maa ko juddle fii bergerie Baye Cheikh. kii amagul 2 ans. amagul 2 ans xar bii ni may wax ak yow. mais def production bu mucc ayib macha allah. mais kii tey. hauteur bi fii mu ma toll. ci xar bu amagul 2 ans. lan nga ma ci mun a wax. non kii bu njoolee du bett kenn. kii doomu Chicago la. nekk doomu Arafat. sëtu EDK. nekk sëtu Cuusa. nekk sëtu Murit. sëtu Bitaar. kii moo moom njool. macha allah kii moo moom rafet. macha allah kii moo moom LCS. mais ndax sëtu booy séeréer la. wet gi sëtu booy séeréer la. wet gi ci booy séeréer la ko jëlee kii sëtu booy séeréer la ndaxte day ma lay wax Chicago. doomu Galaxy 2 la. Galaxy 2 nekk doomu Zalatan ak bébé Yacine nekk doomu booy séeréer. macha allah donc kii ku mu munuloo ko. mais corne yi. corne yi. day xar boo xam ne dafa am lu raar. moom tey munoo tudd wet. mu bàyyi hauteur. mais munoo tudd hauteur. bàyyi esthétique. te esthétique corne da cee bokk. kii yaayam ëpp na mal corne. dafa leer. voilà. macha allah merci beaucoup. mais tey production bu yéeme la def macha allah. góor ak jigéen. góor ak jigéen. ay doomu jigéen ñi ngi nekk ci box bi boo leen tiimee yaakaar na ay seex lañ te bokkuñu yaay ña nga njool ca kaw rafet nekk ay biche. macha allah donc kii xaru jamono la Mame Bamba. mais tey xar bii nga xam ne ñu ngi ko tiim. ma gis yax bu mat sëkk ci moom. kii tey bergerie Baye Cheikh lan la ci bëgg a liggéey. kii bergerie Baye Cheikh da ci bëgg a liggéey ay biche ay femelles yu njool am ay cornes yu fort ba pare rafet. macha allah. kii tey xam naa ne wax digg yàlla foqati ko du yomb. mais tey bergerie Baye Cheikh nag warta mën a téye. Chicago liggéey ci. téye Boy Nas téye kii di ci liggéey. waaw ba bergerie Baye Cheikh moom comme li ma la ko wax rek moom mën na am intention wu téye dara. xale bu ndaw ñëw mu jàppale ko mu liggéey. macha allah donc excluruñ dara. macha allah mais daal li ma lay xamal mooy. ay bergerie Baye Cheikh yu bëri ñu ngi ci yoonu ubbeeku. mais kii foqati ko nag warta yomb. parce que gis naa ñu ci taxaw ñu baree bari def ci xaalis. dëgg la bergerie Baye Cheikh téye ko. dëgg la mais nag lan la bergerie Baye Cheikh war a def ak gaal def ko éleveur ndax kii xar la moo xam ne képp kuy éleveur rek. yaakaar naa baax na sa gétt. dëgg la comme ni mu baaxee fii. dëgg la mais comme ni ñu koy waxee rek loo gis dafa am prime. loo gis dafa am njëgam. donc bergerie Baye Cheikh wax dëgg yàlla wax dëgg dinañ di jàppale waate bu baax nag. mais tamit am na yenn champion yi tamit boo koy joxee da nga ko joxe ci njëg bu ko jar. macha allah donc xar tooñ ko paasewul boole ko femelle yoo ko wërta booleel. tooñ ko paasewul jaay ko njëg boo xam ne da nga koy minimiser. donc kii du xaru xale comme ni ñu koy waxee. macha allah voilà. am na solo. macha allah mbokk éleveurs yi yéen a ko déggandoo. tey maal la boo xam ne
boo tiimee xar mi garo bi mu yor waaye esthétique bi nekk ci moom ci xar boo xam ne amagul 2 ans yaakaar naa jafe na waaye liñ naan xar ndey dëgg la waaye nag liñ naan xar baay mais kii daa mun ndey ja mun baay ja macha allah dëgg la bergerie Baye Cheikh du ay caaxaan dëgg la yaakaar naa bu yeneen maali yegsee di ngeen xam liñ leen di wax incha allah grand bàyyi ko mu doxantu ndax kii doxantoom moom am na xorom lool macha allah macha allah mbokki éleveurs yi comme ni ñu leen koy waxee saa su nekk xar waaye xar daa war a boole gudd daa war a boole njool ba pare rafet ba pare am doole tey ñu jàkkaarloog ndaanaan boo xam ne képp kuy élever ci Sénégal rek boo sañoon xar bi yeewoo sa kër waaye képp kuy éleveur ci Sénégal yaa ngi bàyyi xel ndaanaan bii nga xam ne mooy Boy Nas di xar boo xam ne ci âge 3 mois la duggee Adam duggul compétition waaye xar yi nga xam ne ñoo dugg compétition sax bés bi mu fa jëlee xar jëleewu ko xar la boo xam ne bu dee rafet macha allah ci moom la yem waaye bu dee wet jéggi na dayo bu dee hauteur waaye li mu am yell na mu am ko ndax buñ ne ko kuy sa maam mu ne man kat maay sëtu Algor ba waaye buñ ne ko kat mooy sa maam mu ne maay sëtu Morsu ba foofu la rafet yem waaye buñ ne kuy sa maam mu ne maay sëtu Saalum ñaari yoon ci Saalum sama yaay mooy Gorée te buñ ne Gorée foofu la wet yem ci élevage xar weesoo ko ci wàllu wet waaye buñ ne hauteur bi fan la ko jëlee mu ne maa ngi ko jëlee ci Saalum macha allah grand kaay yeeg nga présenté ñu xar mii nga xam ne képp kuy éleveur rek boo sañoon am ko aada loo wax ci sa waay Boy Nas a ngi nii macha allah di ko ñaanal di ko amiin yaa rabbi amiin grand waaw kii boo ko tiimee mu yegg la fu kawe fu la xar yaakaar naa mos ta yegg dëgg la kii mu ngi ci ñaata mois balaa ñoo wax dara ak hauteur bii mu yor Boy Nas mu ngi ci 19 mois le 25 incha allahu rabbi dina am 20 mois 19 mois waaw hauteur bii at wet gi waaw est-ce que mos nga tiim xar mu am lii ci 19 mois non honnêtement non Boy Nas mi ngi ñu commencé jommale ci juddoom ba tey macha allah étape bu mu mënti toll rek gisuma xar bu ñu toll macha allah sincère ba pare tamit li ñu gën a yéem ci moom mu def production bu mucc ayib Boy Nas doom kenn du ko gis te teewoo sa génn macha allah voilà tey muy xar moo xam ne yaa ko juddulu su ma juumul maa ko juddulu waaw kii doomu Chicago la waaw ak Gorée doomu donc Chicago kii fii la juddoo mais kii tey jour bi mu juddoo lan nga yëg ci gétt gi ak investissement bi nga xam ne defoon nga ko ci gétt gi yëpp yu métti yi nga jaar yëpp keroog ba nga judduloo kii lan nga yëg kii bi mu juddoo dafa fekkoon ma dem vacances man ak sama doom bu jigéen nekk ñi woon Sénégal mais dañ demoon Saly pour quelques jours yàlla dogal mu juddu Kaatim maa ngi koy nuyu fu mu mënti nekk di ko sant parce que ku jàpp ci liggéeyu bergerie Baye Cheikh la après mu woo ma téléphone ne ma Gorée am na doom ma ne ko ah bon ma ne ko lu mu am mu ne ma benn doom la am bu góor mais musuma gis mbote bi mel noonu macha allah mu envoyé ma photo bi ma xëy dagg sama séjour daal di ñibbisi macha allah ma ko tiimee dëgg yàlla gis naa ci moom lu mu musul gis ci xar macha allah bi mu produire fii tamit wax dëgg yàlla gis naa ci moom lu jur mbote yoo xam ne bëri lu ma ko gis sama élevage macha allah mais tey kii xar la boo xam ne mënoo koo tiim rek te waxoo éleveurs yi kan mooy maamam lii mu yor ci fan la ko jëlee waa kii ndax li mu yor baax na éleveurs yi xam daa dugg ci moom wala daa juux rek ci moom waa kii nag yaayam nii lay juré macha allah muy Gorée Gorée nekk doomu Saalum ba pare sëtoo ci Nicolas mel mi waaw donc kii bu guddee du bett kenn bu njoolee du bett kenn ndax Saalum mooy maamam bu rafetee du bett kenn ndax Saalum mooy maamam Saalum dafa nekk maamam 2 fois ci Chicago ak ci Gorée tey Saalum maamu papaam la Saalum maamu exactement mais liggéey boobu noo ko ñemee dama toog ma ne Gorée maal boo ko boolee rek mu wane boppam te Chicago maal yi ñu jote boolee Gorée gis ma ci benn bu gën Chicago ma ne pourquoi pas donc duo Gorée Chicago te bu ma leen boolee regretté wu ma ko Nas judd na ci ma tegaat ko ci judd la pendanaar di añel bu amul fenn mais tey Boy Nas noo amee yëg-yëgu ba nga demee Adam exposé Boy Nas duggoo compétition képp ku taxaw foiru rek laajte woo ku dul Boy Nas dëgg la gars yi ñu baal ma mais li éleveurs yi wax laay wax ndax ku fa dugg lijjanti woo xam bi gañe at bi gañewul fi Boy Nas nekk rek ngay laajte tey loolu noo ko dundee waaw am ci satisfaction parce que juddule mbote ay nit dugg ci foire ñëw yor téléphone wan la photo ne la grand xar bi la ñuy laaj fu mu nekk loolu rek doy na sant yàlla macha allah voilà donc mais dama bëgg nga di ko défilé waale muy dox gars yi di ko xool voilà merci beaucoup macha allah tey mais Boy Nas
dégg nga ci prix bu nekk. waaw Boy Nas dafa judd rek ñu commencé ci fay ay prix. mais comme li moom habitude wax. lu mu jaral gars yi rek jaral na ma lu ko ëpp. macha allah ndaxte luñ ci mënti fay rek berger bu ma ko fekkoon bu ma ko jaayee loolu ba ma jënd ko. mais man dem naa ci benn gétt. ñu toog kooku ne maa yónni woon diw mu fay ci 13 millions. waaw te booba mu ngi am 4 mois. dëgg la mais xar bu am 4 mois ñu fay ci 13 millions nga téye ko. loolu ci loo ko teg yow ci loo ko teg xar bu am 4 mois ñu teg ci 13 millions nga bañ. ci bëgg-bëggu xar. ak gëm ne aussi nas mën na liggéey ay 13 millions yu bëri. macha allah te alhamdulilah rabbil alamin li mu fi jot a jur daal na xel. macha allah macha allah. am na solo bokki éleveurs yi ba tey ñoo ngi fii ci bergerie Baye Cheikh demuñ fenn de maa li ngeen gis ak xar ñu gis yëpp ci benn bergerie la fii ci Petit Mbao bergerie Baye Cheikh bergerie Balla Gadiaga tey ñu di leen fàttali rek yéen a ngi ànd ak Guirel TV Facebook WhatsApp Instagram ci YouTube bi Alassane Mame Saliou la waaye ci WhatsApp bi Alassane Mbaye ci Facebook bi Baye Laat Cobaan waaye ci beneen côté bi Fall Café mu ngi ci ruq ba toog Mame Saliou ñu ngi koy nuyu jéesi ci caméraman yi gars yi bergerie Baye Cheikh du ay caaxaan ñu leen fàttali rek suñu sponsor leader yi nga xam ne mooy bergerie Massalikul Jinaan ak bergerie bii di bergerie Baye Cheikh nekk fii ci Petit Mbao dama naan affaire yi jeexagul de gars yi sama xar mu ngi génn maal dëgg mu ngi génn kàkk dëgg mu ngi génn gars yi fii la élevage ne macha allah gars yi tey ñu taxaw champion Ouskor nga xam ne kenn dootu ko présenté ci axlu élevage bi dañ naan bu béjjënu xar sonné la jaaxlee tout éleveur moom mii moo tax fu mu fekk xar boo xam ne am na problème mu béjjën mu dindi ko Ouskor ba nga tiimee ndaanaan bii nga xam ne yaakaar naa yegg na la fu la xar bu mos a am 16 mois yegg lan nga yëg ak kii mooy kan boo ñu ko doon présenté mais Major mi mënu woon bett parce que damaa xam macha allah xam maamam xam maamaatam te dañ ne xar deret xar deret du fen kii capital génétique bu daje ci moom foog parce que déjà magistrat Cheikh Diop mooy papam magistrat moo jur bâtonnier bâtonnier Linguère mooy yaayam te Linguère ci histoire xar man gisuguma femelle bu ma impressionné comme Linguère ci rëy ci tudd poitrine tànk yi jekk ci suween yi baax yaram bu am doole yaram bu weseg xëpp ndax te dèjà Linguère jur na fi ñaari xar yoo xam ne macha allah te histoire xar kenn du leen fàtte dëgg la kon Linguère mënut a fay Major mi nag c'est normal parce que bàyyi ji maa foog bâtonnier dëgg la te bâtonnier dama ci werante ba mu nekkee xale parce que dama gis macération bu nekk si moom te champion la dor beneen tel te day battre na record boo xam ne nii ci histoire xar du fay ba faw macha allah te bu ñu nee bâtonnier mooy sa baay foog nga mel nii kii mu ngeeg Linguère mu ngeeg mu ngeeg Aïssa kii mënut a ñaaw te robe bi huile boobu dafa raar ci xar robe bi huile bi tàkk mais tey kii waaw bi nga ko tiimee hauteur bi nga gis ci moom ak dayo bi nga gis ci moom est-ce que Ouskor mi xar nga xam ne xëcc na xar bu ne taf ci kawam xar bu am 16 mois am macération yi yaakaar naa jafe na lool Ouskor na tim ko bu dee mos naa am waaw parce que xam nga kii déjà 6 mois rek wane na ay macération yoo xam ne ne tey na xel parce que boo ko xoolee garo baa ngi ci kaw déjà man garo bi fi ma toll macha allah te xar bi wet gi macha allah tànk kanam yi ne ko dandu ma gen gaa ngay laal suuf macha allah corne yi sandi na set na symétrique na alors loolu la yaa wax loolu merci beaucoup bi ko xool kontaan macha allah non kii ba pare lu gën a grave mooy photocopie kala lay def pour sa production bi macha allah merci beaucoup parce que bâtonnier du ay caaxaan daal dëgg la te xar laalal deret bu baax macha allah am na solo te xar bi auteur bi day bàyyi xel de dëgg la 120 de merci beaucoup Ouz leer naa leen jaajëf kontaan ci yow merci beaucoup kontaan nañ ki mooy doom Baye Visa kii mbokk Visa la macha allah tey voilà tey am na solo tey ñu taxaw ak suñu mag suñu xarit ba tey gars yi ni ñu koy waxee rek yéen a ngi bergerie Baye Cheikh ba tey liggéey rek a wóor gars yi élevage liggéey rek a wóor tey ñu bëggoon a xam Grand Balla kii ñu tiim ndaanaan bii ñu tiim xar mii nga xam ne buñ naan xar kii tax ñu naan xar kii mooy kan merci beaucoup Mame Bamba kii mooy Major DP kii mooy doom ci bâtonnier kii mooy doom ci Zamzam nekk sëtu Diagnar nekk sëtu Gelawaar nekk sëtu magistrat
nekk sëtu magistrat nekk sëtu Aïcha nekk sëtu Aïcha nekk sëtu Aïcha. mais Gelawaar kii sëtu Gelawaar la. kii sëtu Gelawaar la. mais Gelawaar doomu Aïcha la. moo tax may la sëtu Aïcha ñetti yoon. macha allah. nekk sëtu magistrat ñaari yoon. mais kii daa am algor. am na algor Gelawaar doomu Aïcha ak algor. effectivement. ah. voilà donc kii mooy xaru élevage. Macha kii Allah. mooy xaru askan bi. kii mooy xaru tout tànk yi. kii mooy xaru képp koo xam ne bëgg nga sa élevage jëm kanam. mais grand. kii ñu taxaw ci tuuti. 100% magistrat la. Ouais. mais ñun li ñu amoon habitude di ko gis ci magistrat ah bopp bu rafet bii bokk ci genn gu gudd gii bokk ci mais tey kii ñu gis ko tey li ñuy wër ci magistrat yëpp nekk ci moom muy hauteur bu doy. muy wet gu doy. mais mu am plus. muy dayoo bu mat sëkk di yax ba pare am doole ndax xar dina am doole te du am yax. mais ñu gis mu am yax am doole mais am esthétique lool. bopp bi rëy rafet. genn gi wàcc ba ci suuf. tey loolu yow. su ma la laajoon loolu fan la ko war a jëlee foo ma koy indi. waaw merci beaucoup Mame Bamba élevage lépp rek dollente la ma bëgg a attirer attention yenn gars yi ci lu jëm ci waa kër magistrat yi. magistrat yi def doole ba mu doy. magistrat doomu Aïcha la. te ku xam Aïcha xam fa mu bokk Aïcha su ma jumul doomu Watara la. da su ma jumul magistrat surtout Birame Jéeme la. donc waa kër magistrat yi bu ñu tollee ci benn âge bi. boo leen doomu Jeyna ak Watara boo leen bëggee teel a jugé rek. da ngay juum. donc waa kër magistrat boo leen yoree da nga naan tekk déglu leen. boo nee tekk déglu leen tuuti rek di nga gis que ne ñoom dañuy def doole. ñaareel ba. mooy kii dafa sëtoo ci Gelawaar te ku xam Gelawaar xam ne doomu Algor la. doomu Algor la ak Aïcha ñu boole Algor ak Aïcha boole ñaari doole boole LCS foofu noonu ak taar. macha allah donc kon kii LCS am bu ñëwee du ñu bett. taaram bu ñëwee du ñu bett dooleem bu ñëwee du ñu bett ndax ay maamam. ndax ay maamam donc major mi. dañoo xool li gën ci élevage u àdduna. macha allah ñu dajale ko mu nekk ci moom du question li mu nekk sama xar a tax de ndaxte xar bii mënumaa téye li muy jur lépp. te yàlla moo xam bu jógee ci man fan lay dem. mais damay wax li nekk ci moom man yàgg na maa am maal yàgg na maa tiim xar. mais xar yi gën ci Sénégal lañ boole mu composé major. macha allah te incha allahu rabbi dinañ ko booleeg femelle yi nga xam ne tamit femelle yi mucc ayib lañ. ñaan yàlla mu jur lu ko gën jur lu gën ay yaayam ñu tasaare ko ci ahlu élevage. mais tey parce que ñu ko liggéey moom toll fii nii suñ sañoon day continuer. macha allah te ñun duñ yàq liggéey boobu incha allah. mais tey kii wax ci dafa yomb. ndax buñ ne ay maamam ñu ne bépp compétition buñ fi teg. ay baayam ak i maamam. ñoo ko gagné. wér na ah. waaye ma gis muy xar boo xam ne. daa munee ci bii boor. mun ci bee boor. xar la boo xam ne bépp xar bu am 16 mois. toll ni moom. xam nga xar nag mun na gudd. te du rëy. mun na njool lool te du gudd. mais tey xar la boo xam ne tey gudd na macha allah njool na. rëy na. kii tey est-ce que hésité foire dana jot nga hésité dugal ko compétition. ok merci beaucoup Mame Bamba donc xam nga xar bi dañ koy xool xam ne. dafa boole ñaari. xaru production ak xaru concours. macha allah mais ñun liñ jiital ci major mii du concours. mooy production. macha allah. mën nañ ko yóbbu ci foire. ñëpp xool xam ne kii moo fi mën. ñu bàyyi ko ci biir. macha allah ndaxte liñ ci bëgg mooy. liggéey ci liggéey bu mucc ayib. foire du ñu jaral ñu sol major luñ ko war a sol. foire du ñu jaral ñu wax ci moom lu ñaaw. foire du ñu jaral ñu jox ko luñ ko warul jox. dañ koy téye mu màgg naturellement ñaan yàlla ay doomam lëmbee élevage bi di yéeg ay podium di jël ay foire mais nag kenn du yor xar na du dugg concours. macha allah am na solo heure bu jotee rek. incha allahu rabbi dinañ ko def. mais tey muy xar boo xam ne. li mu dajale ci macération ak li mu dajale ci deret ak ñu koy wër ci élevage bi. tey ñu ñëw fekk nga boole ko ay femelle. di leen def même alimentation. ñoo bokk même régime lu ñuy lekk. lu ñuy naan muy lu jafe. tey muy xar boo xam ne. bi muy yaakaar naa bi ci bergerie Baye Cheikh di jot. gars yi tuddoon nañ ay tànk yi day def lii ay day def lee. dëgg la nga def ci ay millions yu bari. tey ban gëm-gëm nga am ba Major yegg fii tey ak gars yi li ñu doon coow sànni na xaalisam. tànk yi dëng yi xar bi lii xar bi lee. mais boo ko tiimee. man de gisuma fi dara. dëgg la lu dul bëgg rek mu daagu sama gétt. dëgg la tey loolu foofu loo ma fa mën a wax. du may def loolu rek. di sant yàlla suñu borom ndax xar fu mu egg rek yàlla moo ko fa eggale. doomu aadama mënul dara day sabablu rek. ndaxte xar bi mënuñu koo créer mu juddu. mënuñu koo jox lu ko màggal. liñ mën rek mooy toppatoo teg ko ci condition yu baax. ba pare am yaakaar. yaakaar boobu ñu amoon nag vraiment dañul. ndax suñu borom may nañu màgg na ni mu war a màggee. forcé wuñ ko dara. ay femelle lañ koy boole muy xëccoo di lekk. boo xoolee biiram bi toujours ni dafa noox. looloo ma jaaxal. d'accord. looloo ma jaaxal beral luñ ko def luñ ko dara. macha allah boo ko xoolee nii xam ne kii lu bëri des na ci moom. xontaguñu ko. macha allah te xontam jotagul. ndaxte man élevage dama ci échanger toujours ak nit ñoo xam ne suñu borom may na leen xam-xam. élevage
dafa am ñoo xam ne dañ ko tarbiwul damay jox exemple ku mel ne Ngagne Diène dañ ciy waxtaan mu ne ma bàyyi ko mu lekkandoog femelle yi ba màgg ba ay yaxam muus lu la neex mën nga koo chargé te ku ko xam ne yàlla may na ko ci élevage loolu mu ma wax ay moroom wax ma ko keneen ak keneen wax mais loolu laay jëfee macha allah te ba ma ko jëfee rëccuwuma ko ndaxte tey mi ngi ci 16 mois di waaj a dugg 17 mois te wax dëgg yàlla mi ngi def liggéey bi nga xam ne soxla nañ ko defi production boo xam ne nag macha allah rien à dire voilà mais tey xar la boo xam ne li muy jur man jaaxal na ma trop ndax su ma juumul boole na ko xar bu weex mu jur lu mel ni moom ñu boole ko xar bu ñuul mu jur lu mel ni moom boole nañ ko xeetu xar bu ne mu jur lu mel ni moom dëgg la tey juree na ci beneen bergerie jur ci biir bergerie wàllu doomam yow boo ma ci doon wax lan nga ma mën a wax ci doomam yi nga xam ne juddu nañ nga gis leen bon major doomam yi mu jur yëpp a niroo quand je dis niroo waxuma ay robe robe yi moom da la koy imposer parce que robe bi dafa dëggu ci moom robe baa ngi commencé ci Algor Gelewaar Jajnaar Zamzam ba ci moom muy 5 macha allah d'accord doole da koy def ci doom yi hauteur L16 da koy def ci doom yi ba pare day def esthétique yàlla dogal na mu dugg ci bergerie boo xam ne xar yu rafet yu jigéen ñoo fa nekk waaw donc dara du fa yàqu waaw li mu fi jot a juróogum nii dal na suñu xel bu baax a baax a baax a baax a baax macha allah leen rek mooñ ci jaaxal mooy li juddóogum bëreegul te ñi koy laaj dépassé na li fi nekk mais comme j'ai l'habitude de dire dinaa ko séddoo ak éleveurs yëpp incha allah rabbi macha allah mais tey Major ba tey rek ndax xar la boo xam ne mun nga ci di wax fii ba suba ci fu mu bokk du jeex waaye li dajale ci moom ci maturation mun nga ciy wax fii ba suba du jeex mais élevage égal partage partage boobu dégg naa léegi nga ne li fi juddu at li soxla mais tey nan nga ko fas yéenee seqee at moromu éleveurs sa moromu éleveurs yi ñi nga xam ne tey ñu ngi bëgg a dugg ci élevage bi te buggee dugg ci qualité at ñi nga xam ne ñu ngi ci tey mais bëgg nañoo am niveau boo xam ne yegg nañ fa te yaakaar ne Major mën na leen fa yeggale tey ñooñu lan nga leen di wax Mame Bamba incha allahu rabbi et je pèse bien mes mots kenn du am yaakaar ci man ci wàllu élevage ba pare sa yaakaar tas incha allah Major bi képp koo xam ne am nga yaakaar ne mën na defar sa élevage jàpp na sa élevage defar na ba pare ndaxte bu dee ay doomam dinaa ko séddoo gars yi jox leen ko dem naa ba fan yii nii am na ñoo xam ne liñ doon laaj xawoon na compliqué mais am na ñoo xam ne nangul naa leen ko ci mooy dañ naan ma doomu Chicago boo xam ne Major a ko tëb macha allah wala ñu ne ma femelle boo xam ne Major a ko tëb bon mu nekk loo xam ne xaw na metti tuuti ndaxte d'habitude damay bëgg maal bi bu tëy bàyyi ba doom bi wàcc mais am na ñoo xam ne nanguloo gum naa leen ko daanaka est-ce que tu vois doom yi fi jot a juddu ci li ma doon tooñee sama xarit Omar Cissé ma ko wax naan ko 40 doom Major yi jigéen laa bëgg a téye mais li jot a juddoogum bëreegul yaakaar naa 6 doom yu jigéen la fi juróogum mais mën naa ne boo moo tuut voilà est-ce que du ma xaar beneen tour ba mais man pour ma mën a téye mais ñu gis politique d'élevage bi nga xam ne bergerie Baye Cheikh mu ngi koy def parce que liggéey ci yaakaar naa amiral jaar na fi dëgg la Chicago jaar na fi dëgg la tey liggéey ci lu bokk ci Saalum ba pare Saalum dëggu sa kër ba pare nga tourné dem andi li nga xam ne magistrat gi dafa saf-sap muy Cheikh Diop dëgg la te buñ ne Cheikh Diop rek wax ne xar bu njool foofu la yemagum dëgg la ndax ay sëtam ñoo fi sut ci xar yi dëgg la tey nga jël ki nga xam ne daa bokk ci Cheikh Diop bu ko teg ci Saalum foofu lan nga fa gën a bëgg a liggéey bergerie Baye Cheikh lan la gën a soxla yan xeetu xar la bëgg a tëgg voilà donc foofu li may wax rek toujours mooy li nga xam ne jàpp naa ci ba pare dama ko gën a bëgg a téye loolu lañ naan nga consolider ak yi nga am ba pare doolu ci leneen yàlla dogal na liggéey naa ci LCS liggéey naa ci ossature liggéey naa ci beauté ak hauteur léegi nag damay gën a yokk loolu te Major mi mooy xar boo xam ne dina ñëw lépp loo xam ne am naa ko comme ak yi day ñëw téye ko ba pare yokk ko xar bii du xar buy wàññi day yokk macha allah loolu dafa leer voilà mais xam-xam boobu bergerie Baye Cheikh yàggul ci càmm gi ba war koo mun a am kon fan la ko war a mun a jëlee dafay yàgg def visite wala dafay fréquenter grand éleveurs yi wala lu xew bon bergerie Baye Cheikh nag yaa xam yàlla dafa dogal ñun dañuy diisoo ak éleveurs yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñooñu jiit ci élevage mën naa ci citer ñu bëri ku ci mel ne sama xarit Abdou Fatah Diop ku ci mel ne Mame Thierno Niang ku ci mel ne sëñ Modou Fall ñooñu ñëpp tey ñooñu jiit ci élevage te dañuy diisoo ak ñoom te nag man damay laaj ku nekk ba ci wàllu croisement damay tey exclure ma sama xar am chaleur ma woo sama benn xarit ne ko loo xalaat ci lii loo xalaat ci xar bi mu ne ma nii ak nii lay demee te képp ku ma jiit ci élevage ma gis na ni ngay liggéey macha allah jaar na yoon man du ma bañ laaj la nga expliquer ma te may fàttali nit ñi benn affaire nag naam yàgguñ ci élevage mais am nañ tuuti expérience aduna te avant élevage tam am na luñ xam suñ biir bopp donc damay wax ne nit munoo nekk tey munoo yàlla mun la dénk yenn xam-xam yi
ba pare nga ñëw dugg ci élevage ba cee nekk cuune donc bergerie Baye Cheikh yàlla suturaal ba nga xam ne voilà à part élevage bi dañuy yëngu ci yeneen fànn yoo xam dafa laaj ay réflexion laaj xam-xam dëgg te suñu borom dimbali ñu wax dëgg yàlla ñu ciy def ay résultats yàgg ci def ay résultats donc bu ñu ñëwee ci élevage bi comme j'ai l'habitude de dire nit ki ni nga mel rek noonu ngay indaale sa élevage bu fekkente dans la vie professionnelle yàlla dimbali nga doon nit koo xam ne nitu défi nga di def ay résultats soo ñëwee ci élevage pour nga def résultat mën na yomb li mu laaj rek mooy nga oyofal sa bopp wàcce sa bopp xam ne doomu aadama matul munoo xamandoo lépp ngay diisoog nit ñi ba pay di waxtaan ak ñoom buñ la waxee loo xam ne dëgg la nga nangu ko. macha allah tey am na solo trop mbokki éleveurs yi yéen a ko déggandoo ñoo ngi woon fii ci bergerie Baye Cheikh yaakaar naa présenté nañ leen quelques xar yi nga xam ne ñoo fi nekk ndax li duuf ci nag bi xajul ci cin li. te bergerie Baye Cheikh xar boo présenté bàyyi bi des rek. bi des dañ naan mooy ndaanaanu bi nga présenté. dëgg la tey Guirel TV. ànd ko Guirel Family Facebook YouTube Instagram comme ni ñu ko waxee ànd ak suñuy sponsor leader bi nga xam ne mooy bergerie Massalikul Jinaan nekk fee sa Parcelles Assainies cité Soprim waaye ànd ak suñu sponsor leader bi nga xam ne mooy bergerie Baye Cheikh ànd ak suñu champion bu mag bii nga xam ne mooy Major fekk fi ay ñoom Andoy ñoom Pape Mbodj ak Maalu Jamono muy Boy Nas tey Grand Balla non looy wax looy tàggatoo ak mbokki éleveurs yi. Bamba li may tàggatoo mooy kàddu yu ngërëm di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ci jiital Guirel TV ñoom ñi nga xam ne ñoo déplacé wu ñëw seen bergerie muy bergerie Baye Cheikh dama leen di sant leen gërëm di gërëm ahlu élevage yëpp parce que pour être honnête damay gërëm ñi nga xam ne ñoo jiitu ci élevage ndaxte bu fekkantoon ne ñëwoon nañ fekk ñoom secteur bi liggéeyuñ ko ba mel ni bergerie Baye Cheikh duñ ci dem fenn ndaxte bu fekkantee ñëw nga fekk ñi jiitu seen liggéey taxul mu baax mais lañ liggéey ca ngay ñëw rek di ci jéem a continuer parce que ñun créé wuñ fi dara dañoo fekk mag ñi liggéey xar yi bañ toll fi ñu toll ñu nekk ci di améliorer te amélioration boobu noonu ñoom génnewuñ ci seen loxo parce que seen xam-xam ak lépp la ñuy partagé ak nit ñi donc man damay sant ñi nga xam ne ñoo jiitu ci élevage ñëpp vraiment sans exception ba pare di gën a tàllalaat sama loxo jeunes éleveurs yi nga xam ne ñoo ngi soog a dugg ci élevage di tàllal sama loxo ñi nga xam ne dañoo duggoon ci élevage am ci tolof-tolof di tàllal sama loxo ñi nga xam ne par faute de moyens mënuñoo jëm ci kanam ci élevage pour xamal leen ne bergerie Baye Cheikh nekkoo fi lu dul ñëw jéem a jàppalante ak ñoom ñu jëm ci kanam incha allahu rabbi. macha allah am na solo. merci beaucoup. kaddu yi am na solo yéen a ko déggandoo. mbokki éleveurs yi yaakaar naa. comme ni ñu ko waxee woon ci ndorteel rek. fii comme ni ñu koy waxee. fii moom la tout temps kii di jàngee yëg. macha allah. kon am na solo. dëgg la Mame Bamba. te xam nga élevage tamit lu ñuy fàtte ñun ñi nga xam ne dañ ne dañoo am ay bergerie jënd ay xar def ci. dañoo war di bàyyi xel tout le temps ñi nga xam ne ñooy toppatoo xar yi. parce que mën nga jënd téeméeri xar yu baax. bu toppatoo baaxul xar duñ dem fenn. donc bergerie Baye Cheikh tey bu tollee fii. dañuy nekk njëkk di remercier ñi nga xam ne ñoo fi jiitu. ku ci mel ne Omar Badiane. fi la nekkoon ñu ànd bu rafet suñu borom dogal nekkatuñ léegi mais mi ngi nekk Mboro dafa def liggéey bu rafet. macha allah di ci gërëm Katim Touré mi nga xam ne damay wax ne Katim sama alal moo ko gënal alalu boppam. def ci liggéey bu rafet. di ci gërëm Adam Mbaw mii nga xam ne wax dëgg yàlla dafa ñëw fekk xar yi niveau 1 yóbbu leen niveau 100. parce que am na toppatoo loolu dafa leer bëgg na xar. am na résultat yu doy waar yoo xam ne da koy def ci ay mbote ndaxte day ñëw fekk mbote yi xaw a am yenn jafe-jafe ma ne ko Adam mbote yi am nga ci mu ne ma am naa ci yaakaar te danañ dem ba ci doomu Chicago yi ba ci doomu major yi nga xam ne dañoo judd yenn yi seen yaay mënulugul woon nampal da cee xar tànk tubayam te képp ku ñëw bergerie Baye Cheikh gis mbote yi tey ne rafet nañ boo fi ñëwaatee da ngay gis lu gën a yéeme ndax du tegg loxoom benn yoon donc maa ngi koy jaajëfal di ko gërëm mbokk taalibe la Baye Fall la borom café gu neex gi am na solo jaajëf akasa ci élevage jaajëf ndax nit la koo xam ne ku baax dëgg la waaye équipe Guirel TV am contentement bu baax a baax ci émission bi nga xam ne moom la doon jàllale léegi yaakaar naa ñëw fii ci bergerie Baye Cheikh wax dëgg yàlla fierté la ci képp koo xam ne nii rek yaa ngi yëngu ci wàllu audiovisuel mais nag li ñu koy waxee Guirel TV di yëngu ci lu jëm ci wàllu leeral élevage bi saa su ne ma wax leen ne leen Bamba Ndofane ngeen di dégg ci kàddu gi waaye Alassane Mbaye mu ngi ci côté bi yor WhatsApp Baye Laat Cobaan ci côté bi yor Facebook Fall Café nekk ci côté bi waaye di leen fàttalil Mame Saliou suñ jine monteur boobu nga xam ne mu nga fa di leen fàttalil Bamba Abdou itam mu ngi ci biir équipe bi saa su nekk di leen wax ne mbooloo mooy doole te élevage du ay caaxaan gars yi xar bu rafet rek kay dëgg la bergerie Baye Cheikh du ay caaxaan macha allah ñu
ni nee naa ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi ñu ni nee naa ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi